nga xam ne képp koo xam ne leader nga au niveau de la commune ak toutes les organisations yi fi nekk kenn ku ci nekk yëkkati nañu lim bu am solo daal di ko teg sa loxo nga mun a dem ci askan bi sensibiliser leen mais aussi jox leen ci jumtuwaay yooyu donc ci lañ joxee conseils municipaux yi jox imam yi jox délégué de quartier yi jox relais communautaires yi jox toutes les associations à travers le conseil communal de la jeunesse jox la ligue des élèves et étudiants donc bref vraiment acteurs yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci gox bi kenn ku ci nekk jël nañ loo bu am solo daal di koy teg sa loxo ngir ñi nekk sa ginnaaw nga mun leen sensibiliser mais aussi nga jox leen ay moyens yoo xam ne dañu mën a faire face à la maladie donc bi loolu wéyee ñu identifier ay lieux yoo xam ne xëy na très souvent dañ leen di faral di fàtte comme daara yi donc ak yenn centre communautaire yi nga xam ne ni jotaguñ ko woon tëj donc benn bu ci nekk ñu dem fa liggéey dans la désinfection mais aussi sensibiliser leen mais yëkkati aussi ci kit d'hygiène yooyu noonu jox leen mu nekk ay lots yu am solo yoo xam ne jox nañ leen ko ci wàllu eau de javel ci gel joxaal leen aussi dispositif de lavage des mains mooy yi nga xam ne moom la ñuy gis très souvent donc yuy ànd ak ay bassines nekk ay lavoir yoo xam ne dañuy ànd ak bassine pour nit ñi di am fu ñuy raxasoo nga xam ne kuy dugg ci bërëb ba di nga raxasu mais aussi booy génnaat di nga raxasu ñu wax leen aussi li nga xam ne yëpp mooy mesures yi nga xam ne moom le ministère de la santé ak professionnels yi édicté donc muy la distanciation physique ak respect des mesures barrières donc ñu doon laal une dynamique communautaire boo xam ne nii d'autres acteurs yi nga xam tey ñu ngi ci gox bi ñoom ñëpp dañ ci dugal seen loxo ba nga xam ne tey à Pikine Est nous sommes la seule commune boo xam ne amul benn cas depuis bi nga xam ne corona am na boobu ba léegi te ku ne xam na ne Dakar et même Pikine est en train de devenir aussi benn cluster donc ñun yàlla dimbale nañu que xëy na notre commune pour l'instant nous sortons indemnes donc ci situation bi nga xam ne am na ñu ñaan yàlla nag di laal bant ñu bañ a dénombrer benn cas mais aussi ñu bañ a bàyyeeku ndax fi may wax ak yow nii dispositif bi nga xam ne lu ñu tegoon ba léegi ni delluwuñ ci ginnaaw te ñun dañu bëgg a nekk dans la prévention mais aussi offensif dans la prévention ba nga xam ne duñ mën a may benn buntu bu jàngoro bi mën a duggee au niveau de notre commune. Alors monsieur le maire le 2 juin la ñu waxoon ni école yi dafay tijji mu am ay matuwaay yu nga xam ne au niveau de la commune jëloon ngeen ko pour école yi fa nekk yépp ngeen def fa li nga xam ne mooy dispositif bi war élèves yi ak ñi leen di jàngal aussi ñu am ay masques yu doy ci fànn boobu ndax mën nañu xam naka ngeen taxawee woon ba le 2 pare woon ngeen. waaw le 2 pare woon nañu. ndax école bi yëpp yi nekk ci commune bi aussi bien privé que public kenn ku ci nekk la nga soxla woon ci matuwaay pour mën a ubbi école yàlla dogal na mairie bi fexoon na def ay pexe dégager beaucoup de moyens pour mën ko disponibiliser te defoon nañ sax une cérémonie de remise boo xam ne la presse donc ñëwoon nañu couvrir ko donc mu nekk loo xam ne ni ay thermoflash yoo xam ne ni utoon nañ ko jox leen ay dispositifs de lavage des mains jox leen ñoom ñëpp ay masques jox leen eau de javel jox leen gel hydroalcoolique ba mu am sax ay ndaw yoo xam ne ñu ngi dëkk ci gox bi muy étudiants yi ak association yi à travers le conseil communal yoo xam ne tey en collaboration avec la mairie mobilisé woon na ay jeunes yoo xam ne dañu doon ay jeunes volontaires yoo xam ne ñoom ñooy nekk ci école bi di xool est-ce que ñu ngi respecter les mesures barrières est-ce que xale yi ñu ngi fexe ba la ñu war a moytu pour mun a bañ a jot jàngoro bi ñu ngi koy def donc ñun daal vraiment pare woon nañu pour ouverture moom mun a am effectivement à Pikine Est parce que disposition yëpp jëloon nañ ko nga xam ne tey école bu ci nekk la mu laajoon nga xam tey ministère mooy protocole de sécurité sanitaire bi nga xam ne ministère de la santé daf ci liggéeyoon ak ministère de l'éducation ñun ñu jox ñu ko en tant qu'autorité locale donc ñun jotoon nañ ci liggéey ba nga xam ne daal matuwaay yëpp yi nga xam ne nii moom moo waroon am pour école mën a ubbi le 2 à Pikine Est moom bu doon mesure ubbi école bi effective na à Pikine Est gëm nañ ne y aurait aucun souci à constater. Alors monsieur le maire ñu ñëw ci beneen fànn muy ndimbal gi ñuy jagleel ñi nga xam ne Covid bi daf leen laal rawatina famille yi nga xam ne amuñu doole lool ci fànn boobu naka ngeen liggéeyee pour identifier cible yi ba nga xam ne mbir mi du am xaaj ak seen ba ñi nga xam ne ñoo ko yelloo dëgg-dëgg war ko mën a jot ci anam yi mu gën a amee sutura. waaw à Pikine Est moom dañuy sant yàlla ndax lépp jàll na dans la transparence donc ñu jiital ci équité jiital ci dëgg donc bi nga xamante ne tey notifié nañu li nga xam moom la ñu am comme quota mu nekk 2297 bénéficiaires yu ñu war a am donc ci bénéficiaires yooyu noonu mu am si 474 yoo xam ne réunis la mooy ñi nekk ci registre national unique ñeneen ñi bokk si extension bi donc ci ñooñu nekk ci extension bi mu ñëwee dañu oo délégué yëpp kenn ku ci nekk ñu bi nga xamante comité communal bi dajaloo nañu ñu xool yoon bi nga xam ne mooy bi gën a rafet ñu ne ñun ñëpp bëgg nañ comité communal bi implication ci ay choix warut a am nañu bàyyi quartier yi ñu tànnal seen bopp
ci loolu la ñu oo délégué yëpp informé leen ñoom aussi ñu woote seen quartier. donc acteurs yi ñu war a impliqué yëpp ñu impliqué leen comme ni ko terme de référence yi ministère envoyé ñu ni mu ko waxee muy délégué de quartier bi bokk ci ñu oo imam bi mu ñëw toog bàjjenu gox bi au relais yi au OCB yi ak curé bi sax bu fa amee représentant ñoom ñëpp ñu toog donc de manière transparente et libre ñoom ñoo dajaloo tànn def seeni choix yooyu bi mu yegsee ñun aussi ñu dajale yëpp vérifier est-ce que ëppaluñu est-ce que manqué lewuñu buñ ci paree ci liggéey boobu ñu transmettre ko au sous-préfet donc moom aussi mu xool jàpp ne lépp jaar na yoon mu viser ñi nga xam ne ni mooy fiche yi nga xam ne moom la quartier yi defoon tànnal seen bopp donc bi ñu ci jógee ñu émettre ay bons yooyu la ñu jox délégué de quartier yi ba fi may wax ak yow nii ça se passe très très bien au niveau de la commune ñu ngi nekk ci biir distribution bi mais la municipalité moom dëgg yàlla day accompagner état mais lu si bëri yenn saa yi du xaar état day bàyyi lépp lu dooleem toll rek mu tàmbale ci liggéey bi ndax tey am na quantité bu am solo boo xam ne jëdoon nañ ko ci ay vivres ci biir weeru koor bi donc à hauteur de milliers de personnes yoo xam ne tey jot nañ leen jox ndimbal yooyu noonu déjà ci weeru koor bi donc ñu ngi nekk dans la distribution jeexalaguñu am na ay quartiers yu ñu dese mais suñu paree aussi fépp foo xam ne gisaat nañ ne buntu la daal boo xam ne tey mairie bi war na fa mën a intervenir ngir ñu bañ a beddi kenn ngir ñu fexe ba ñëpp daal xëy na kenn du na mosuma dëgg la nag du mën a nekk kenn ku nekk individuellement jox la mais buntu kër bu nekk daal suñu yéene mooy ñu fexe ba ndimbal dugg fa ndax xam nañ ne mbas mi laal na ñëpp te jamono aussi neexul mais macha allah effort yi nga xam ne ni son excellence le président Macky Sall mu ngi koy def ci xalaat dimbale Sénégalais yi ñun en tant ñun maire ñun autorité territoriale ñun ñoo war a nekk ñi nga xam ñoo war a nekk ci kanam parce que suñu rôle mooy accompagner état accompagner président de la république donc bu dégager un budget de 1000 milliards pour faire face au coronavirus donc ñun aussi en tant que maire duñ ci des ginnaaw te ci logique boobu lañ nekk. ci logique boobu ngeen nekk mu mel ni que président aussi am na nu mu leen yombale procédure yi ba nga xam ni décaissement yi metteetul ci seen côté alors loolu aussi ban appréciation nga ci am et puis ban njeexital la am ci liggéey bi ngeen di liggéey jamono yële. waaw appréciation très positive ndax période ñëpp xam nañ ne procédure bi nga xam ne moom nga doon jaar pour mun di décaisser mais aussi pour di def ay virement de crédit wala war a def autorisation spéciale en recette et en dépense da doon nekk luy jël temps déjà pour convoquer conseil municipal temps la doon laaj mu am ñu may laaj ci ay kuram boo ci jógee aussi autorité administrative bi am benn durée boo xam ne nii bu nekkoon 15 jours bu muy am pour approuver donc tey bu ñu président mayee possibilité bureau municipal kese mun a décider bu ñu ci jógee nga xam ne ci ñetti fan tey autorité administrative mun a def approbation nga mun a exécuter ce budget loolu ndimbal la loolu jàppale la donc pour wane rek ne président de la république dafa xam li xew ci réew mi xam aussi la fonction de maire parce qu'il a été maire xam ne fonction bu jafe la boo xam ne dañuy xaar ci yow lu bëri te yenn saa yi aussi lépp du daje te procédure yu esa da lay tënk te boo ko jéggee daan dal sa kaw donc yooyu yëpp la xam moo tax tey mu andil ñu yombal ci procédure yi donc loolu aussi ñu di ko ci gërëm di ko ci sant di ko féliciter ci taxawaay bu am solo bi nga xam moom la am bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi vraiment un vrai chef de guerre un vrai général mu ngi nekk ci kanam di def lépp loo xam ne moom la Sénégalais yi di xaar ci moom donc ñun aussi en tant que maire doon ay incarnation peut-être pouvoir décentraliser tey dañu war a doon ñoo xam ne ni ndawu askan bi la ñu war a doon mais aussi ndawu njiitu réew mi la ñu war a doon nga xam ne fépp fu tànkam mënut a yegg fépp foo xam ne jëfam mënu fa yegg ñun ñu fexe ko yeggale. alors monsieur le maire impact coronavirus bi kenn werantewu ko laal na secteur yu bari yéen a ngi seet nu ngeen di dimbalee askan bi mais mairie bi ci boppam coronavirus bi mooyu ko mu mel ni que impact bi aussi ressentir ngeen ko tey boo ko doon xayma rek di ñu wax nan la nësaxale seen koom-koom lan nga ñuy wax ci loolu. waaw impact bi moom am na bu baax a baax a baax a baax. tey en terme de recette xëy na jamono bii lañ doon am ci recette mun naa wax ne am nañ ay perte ay centaines de millions yoo xamante ne tey ci ay recettes yu ñu waroon jot la ndax fii toll ñu bëri ñu doon am activité dafa taxaw pendant beaucoup de temps mais ñeneen ñi nga xam ne sax ñu ngi am activité tey seen doole mayeetu leen ñu fay taxes yi te loolu aussi dañ koy comprendre donc mënuñ di leen fitneel di leen laaj taxe alors que ñëpp xam nañ ne toog nañ jamono bu yàgg boo xam ne amuñu activité donc vraiment ay grande perte la ñu am si wàllu recette boo xam ne aussi dina am incidence ci xëy na projet ak yi nga ambition yi ñu amoon ci def beaucoup de projets
mais bon li wolof di wax rek bala ngeen di naam ne fa comme que mbas mee taxaw moo tax ñun lépp lu ñu am ak su néew ak su du doole bopp ak ñëpp ñi nga xam ne nii ay acteurs la ñu ngir bëgg a jàppale askan wi moo xam ñi fi nekk moo xam ñi nekk feneen donc ñoom ñëpp dañu bëgg a doole bu ñu ci am rek ñu fexe jàppale askan wi nga xam tey ñu ngi ci ay difficultés donc yooyu moo ñu permettre ñu def ay actions yi ñu fi mën a yëpp comme ni ma ko waxee ba ci li ñu woowee masque pour tous boo xam ne tey ñun Pikine Est ni ñuy fonctionner mooy gannaaw bu ñu joxee association ak organisation yi dañuy fexe kër gu nekk am lu fa dugg donc ci initiative boobu fexe nañ ba nga xam ne nii kit d'hygiène yooyu ñu doon wax noonu amul benn kër boo xam ne mu ngi nekk ci commune boo xam ne jotoo xam nga tey ñun ak nu nu toll boo xoolee loolu tey ci population bi ay millions yu bari la bañ ci jógee lancé nañ li ñu woowee masque pour tous joxe ko ci lieux publics yi particulièrement marché yi joxe fa des milliers de masques mais aussi dugg ci gox bi gannaaw ba ñu joxee association yi ngeen organisation ak yenn leaders yi ñu duggaat ci biir askan wi kër gu nekk ñu yëkkati benn lot de masque jox la parce que bëgguñ daal vraiment benn cas boo xam ne dinañ ko mën a déplorer fii au niveau de la commune te ñu jàpp ne ci sunu taxawaay aussi ci la ñu yàlla di jàppale ndax yàlla moo ne moom sabablu leen rek ci des moom ma gën leen a jàppale donc ci loolu la ñu nekk avec tous les acteurs nag donc et c'est le lieu de féliciter vraiment toutes les organisations muy association yi nekk au niveau de la commune am na aussi initiative bu am solo boo xam mu ngi fii ay enseignants ñoo ko jël ñoom aussi di ci collaborer ñun mu tudd cellule de sensibilisation ñoom ñëpp ñu ànd ak ñoom ci xeex bi ñu di def travail bu mucc ayib donc Pikine Est daal mën naa wax ne suñu chance jusqu'à présent mooy au-delà des moyens parce que la xëy na dafa am solo gannaaw bu xalaat yi amee ñu mën a am ay moyens yu koy accompagner mais esprit d'équipe bi am mooy union sacrée bi am mais surtout la dynamique communautaire bi nga xam ne moo existé au niveau de la commune te xëy na loolu moo ñu dimbale ba tey ñu am xëy na résultats yi ñu am ci wàllu xeex bi. ku ne xam na ni commune bi ni nga ko waxee nii jàmbaar la def na kem kàttanam mais dynamique solidaire boobu ngay wax dafa am solo ci xeex coronavirus bi tey jii askanu Pikine nan la ñu taxawee ak ñi nga xam ne yàlla may la leen tuuti doole nan la ñu taxawee ci wetu mairie bi pour jàppale ko ci li nga xam ne moom ngay liggéey ndax am na ñu nga xam ne ñëw nañu ni la kat monsieur le maire gis nañu li ngay daj lii de mu néew mu bari moom la ñu am dañ la koy jàppale. waaw loolu am na si et c'est l'occasion pour moi de les remercier et de les féliciter au nom de toutes les populations et au mien propre ndax tey ku ne xam na ne mbas mi nit boo koy jàppale da nga koy walloo ci jamono bi mu ko soxla tey état bi sax dafa soxla ndimbal waxuma ak mairie yi ndax su may wax ay perte de recettes à hauteur de centaines de millions ay centaines de millions donc loolu li muy wane mooy tey xëy na lu bëri lu mairie bi daan mën ay jamono fii jamono toll nii mënatu ko te ku ne xam na ne demande bi dafa yokk donc bu demande bi yokkee te moyens yi gën a néew jàpp naa ne il faut que ñëpp dugal seen loxo am na nag ay simples citoyens yoo xam ne dugal nañ ci seen loxo am na ay opérateurs économiques yoo xam ne ils sont établis dans la commune dugal nañ seen loxo donc ku nekk def ci participation ci wàllu ba mu féetee ñiy joxe ay gel ñiy joxe eau de javel ñiy joxe ay savon ñiy joxe ay masques donc pour wane rek ne à Pikine Est moom waaw macha allah nous sommes une famille de wax dëgg yàlla bi jàngoro bi duggee ñun ñëpp dañu boole suñu doole ngir ànd xeex ko voilà mairie bi nag moom ci nit ñuy doxalee ñun mooy ñun duñu xaar situation bu am rek dañuy jóg taxaw keneen ku ñu jàppale rek ñu jàpp ne ñëw nga ku ñëwul aussi ñu jàpp ne xëy na voilà war nañ mën a avancer boo amee jot rek nga ñëw mais ñun moom duñu xaar on est toujours dans l'anticipation on est dans la proactivité. alors monsieur le maire slogan bi wax nga ko mooy Pikine Est 0 cas loolu dañu remarqué ni jamono yi askan bi dañu xaw a bàyyiliku ci période bu nga xam ne président dafa yërëm askan bi ndax koom-koom bi ni mu lompañe mu ni nañu delluwaat ci activités yi médecins yi loolu sax xaw leen tiital ba ñu ne askan bi nañu gën a farluwaat yéen ci seen wàllu sensibilisation ndax yéen a ngi gën a farlu ci côté boobu pour que Pikine Est reste au sommet toujours ci li nga xam ni mooy xeex coronavirus bi. waaw loolu moom constaté nañu un certain relâchement ci yenn ci population bi donc ñu si ñu ngi ciy def beneen liggéey ndax Pikine Est au-delà peut-être des acteurs yi nga xam ne ni dañu jóg spontanément taxaw comme ni ma ko waxee cellule de sensibilisation am na benn comité de veille et d'alerte boo xam ne ni
mairie bi moo ko taxawal ci xalaatu yeneen doomu Pikine Est ak population bi ñu fexe xool acteurs yi nga xam ne yëpp dañu xam-xam ci wàllu santé donc tous les médecins tous les pharmaciens ak ICP yi fi nekk ñoom nga xam ne seen xam-xam dafa màcc foofu te ñu doon doomu dëkk bi dañ leen dajale kenn ku nekk si ñoom di joxe xelam di joxe xalaatam ñu fexe ba ci wàllu sensibilisation ci wàllu prévention ñu am ci taxawaay boo xam ne ni xëy na nit ñi seen bàyyeeku bi am depuis un certain temps dinañ leen gën a soññ xamale ne jàngoro baa ngi fi waaw ndax président bu waxee vivre avec le virus mooy ñu xam ne virus baa ngi fi tax gan bu naguut a dellu la fa mu jóge mais ñu am taxawaay bi nga xam ne du fi mun a lor kenn donc loolu li tax mu mun a nekk mooy ñu respecter les mesures barrières respecter la distanciation physique fexe aussi ñun ñëpp ci wàllu cet ci wàllu moytu lañ ca war a am war a def ci wàllu taxawaay ñun ñëpp ñu mun ko def donc loolu ñu ngi ciy liggéey di dem sensibiliser groupe yi nga xam ne tey yëpp dañuy gis ne xëy na respecté wuñu ko donc ci loolu ci lañ defee ay action dem ci biir marché yi gannaaw bi nga xamante ne le port du masque est devenu obligatoire ñu yëkkatu des milliers de masques jox leen ko mais aussi sensibiliser leen yëkkati li nga xam ne mooy affiche yi ministère andi nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu war a xool pour di ci roy xool li ñu war a moytu ñu fexe ñoom ñëpp ñu waxtaan ceeg ñoom ba ku nekk sàmmonteeg digle yooyu donc à Pikine Est moom ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo waaw te ci lancé boobu aussi ci lañ profité occasion bi ñu am ci wàllu mbas mi ñu profité ci pour fi nga xam ne yëpp dafa doon am lieu rassemblement la wala mu nekk lieu boo xam ne ni anarchie moo fa doon régner wala encombrement lu mel ni marché syndicat def nañ fa opération donc fii ak weer ci ginnaaw libéré artères yoo xam ne depuis 30 ans ay marchands ñu ngi ko occupé woon am na ci tali boo xam ne nii ay centaine de millions lañ ko defaree te ay jaaykat dañ fa toogoon fanweeri at ngi nii kenn mënu leen fa woon jëlee donc bi ñu jógee ci contexte mbas mi donc ñu profité ci pour vraiment raxasaale dëkk bi yaatal mbedd yi mais aussi imposer nit ñëpp ordre fexe ba dëkk bi di dox ci ay tànkam ñu organiser dëkk bi ñi war a jaay nekk fi ñu war a jaayee ña war a gaare yóbbu seen oto fi ñu ko war a gaare askan wi am fi nga xam ne nii fa lañ mën a doxee seen i soxla te duñu lor kenn du leen lor. kon mel na ni Covid bi am na dara lu positif mooy rek ñu delloosiwaat cet ak setal delloosiwaat ordre ak discipline ci réew mi l'après Covid fi mu nekk nii lañ ko war a xalaat monsieur le maire. waaw comme ni ko tubaab di waxee rek à quelque chose malheur est bon waaw c'est-à-dire safaan boo gis rek mun nañ cee jëlee ngëneel ci kaw ñu jëlee ci jàngat boo xam ne dinañ ko jëfee donc après Covid bi daf ñu war a pousser ñun ñëpp sénégalais ñu changer de comportement ci lépp loo xam ne indiscipline la woon lépp loo xam ne désordre la woon lépp loo xam ne anarchie la woon dafa war a jeex ci réew mi te loolu ñun de tàmbali nañu à Pikine ndax tey artères yi may wax nii képp ko xam Pikine xam ne mooy artères yi gënoon jaxasoo yi gënoon encombré mais def nañ ci ay jéego ci jàppandalu autorité yëpp di ci remercier sous-préfet moom mu ñu ci jàppale ak commissaire de police ak acteurs yi nga xam ne yëpp nga xam ne ambition bi ñu am mooy am une ville nouvelle maanaam dëkk bu bees tàkk am des citoyens modèles maanaam citoyens yoo xam ne kenn ku ci nekk la sa àq say lef di nga ko laaj wante sa wareef di nga wàccoog moom jàpp naa ne après Covid bi dafa war a jur beneen sénégalais bu bees tàq boo xam ne ni tey dina xam ne mbedd bi lu ñëpp bokk la kenn waru ko yàq ku nekk nag sa moomeel am nga ci sañ-sañ lu la neex wante nag ñu fexe ba ñun ñëpp li ñu bokk ñun ñëpp ñu sàmmonteeg moom et surtout ñu fexe ba organiser marché yi parce que Sénégal loolu c'est un grand problème aujourd'hui les marchés dañu dem di nangu dëkk bi voilà marché baax na soxla nañ ko ndax keroog bi may déguerpir marché syndicat dafa am journaliste bu ma laaj ne ma mais monsieur le maire ñii fi toog nekk ay centaines de personnes mais ñii xaalis bu bëri la ma ne ko xaalis nu mu toll bu dee ay milliards du ma ko jëndee taw féexu askan wi
ñun foofu lañ nekk ci taxawaay. Monsieur le maire Issakh Diop maire de Pikine Est tontu yi macha allah leer na te loolu li koy waral rek moo di ni moom am na bu baax vision bi tamit da ko teg fu leer ànd ci ak équipe municipale am ànd ci ak commune Pikine bi yëpp ñëpp jàpp ci ba liggéey bi mucc ayib ba tey ji slogan boobu ñuy doxal muy Pikine Est 0K ñu leen di ñaanal ba mbas mi di jeex Pikine Est na des ci 0K ñu ngi leen di jaajëfal di leen joxaat dig daje suba incha allah ci waxtu wi ci beneen émission ànd xeex coronavirus.